te muy dëgg famille yu bëri fii dañ koy def. amul famille ak sëriñ ñëpp doon lay bindal si c'est la tradition. am na bu ne yoo xam ne mais papa est-ce que doo ñu bàyyi ñu respirer tuuti quand même. laisse-nous respirer laisse-nous respirer. Mata continue. au fait boo leen ma dégloo rek di ngeen xam fan laa bëgg ñëw. parce que ça fi nee nga am na ñi nga xamante ni. nampuñu. non man fii naa ñaan bugaan pour mu toxal ma. après ndax xam naa Sophie am na dimanche di nga tuxu dimanche moo gën a baax. nee ngeen léegi am na ñu nga xamante ni amuñu yaay peut-être seen yaay génn na àdduna. te terewul nite nañ. namp nañ mais gis nañ fi ay mala yu nite tam. gis nañ fi ay mala yu nite. waaye. yu xaw a nite. waaw. da nga leen di dressé ñu correct. da ngay dugg ci kër. fekk fa muus wala nga fekk fa xaj bu bëggee def ay besoin am danaan tekk wala mu am benn bruit bu mu def boroom xam ni kii kat dafa soxla boppam mu jóg ànd ak moom du ko def fa mu nekk te pourtant du nit. waaw mais il arrive souvent l'animal continuel Mata continuel bu déglu continuel il arrive souvent l'animal revient à ses habitudes parce que mala la mënul nite juste pour te dire que nit ki nga xamante ni moo koy yar bu dee nit la rek dina mën a inculquer ci moom yooyu valeur bien que peut-être ñàkk na yaay wala nampul meew mais moi je parle de la généralité et ce qui doit se faire en réalité parce que meewu mala yooyu rien ne dit que animaux yi ñuy wax nii la xamuñu yàlla rek moo xam c'est comme les viandes importées wala foie yi ñu importé ak yeneen ñuy industrialisé te xamuñu donc parfois da ngay gis nga dugg ci stade bi gis nit ci am yenn comportement yu ñu am man mereetuma kenn parce que boo mereetuma kenn dama leen di yërëm ñaanal leen moo may gënal parce que parfois nga gis nit am nu mu comporté wu yéen ñiy dawal nekk ci tali bi parfois ngeen nekk ci tali bi gis li nga xamante ne danga naan noo nit nekkul ci volant bi de danga naan noo mënul nekk de poser la benn question vas-y Safia li mu wax muy lu am importance man pour man nga judd rek du coup sa yaay jox la weenam ak nga judd yow ñu jël toqantalu béy def ko si gémmiñu xale bi waaw loolu question personnelle la danga ma laaj lan laa ci préféré. ban moo nga ci préféré boo xam ne bu fekkee yow da nga basé wu ne. xale yi li meewu animaux yi ñu leen di jox ñuy nàmp. moo def loolu seen mind en quelque sorte. en général en général quoi. léegi yow li ma la laaj noonu ban. je suis un peu partagée. parce que quoi qu'on puisse dire je suis sénégalaise je suis musulmane bokk naa ci famille bi nga xamante ni elle est très ancrée ci aada yi. elle est très ancrée. bon waa moo compliqué. compliqué wul médecin yi dañu lay wax ni la lait maternel bi première tétée bi. li muy def ci biir bi di nettoyer mooy tax xale bi en général du am colique. li muy nettoyer di ko def ci xale bi leneen du ko def ci xale yi médecin yi loolu la ñu mànkoo ñu wax ko. ñu war ko appliquer waaye maam Abdou dafa daan wax aada bu demee ba sax sikkim da cay maandu. man noonu laay def damay maandu ci loolu. am aada joo tey jii nii ma am doom. l'islam du ko fa jëlee sama yaay ñëw taxaw indi toqantalam ni da koy jox du ma xeex ak moom ni ko du ko naan. na ca dal mais bon c'est grave. Sénégal la ñu nekk de. baa wi Safia wax dafa am importance. ba nga xam ne yow nga ne aada bi ngay dem continuer. te loo xam ne boo ko defee loolu mën na raxas sa biiru doom. parce que mais attends. médecin yi loolu la ñu wax. c'est ça qui doit se faire. parce que médecin ñoo xam. bon aliment exclusif moom. loolu moo normal. parlons peu et bien. c'est-à-dire allaitement exclusif jox sa doom ween kese. surtout durant les 6 premiers mois. loolu moo gën a am importance. mais jigéen ñi nangootuñ ko Safia xam nga lu tax. nangootuñ ko ndax bëgguñu ween yu daanu. je ne suis pas d'accord xamal tax ma ni je ne suis pas d'accord dañu nekk dëkk boo xam ne. pauvreté bi nañu waxante dëgg. pauvreté bi dafa bëri. non dafa bëri. non nit ñi añ reer ndékki. nit ñi añ xam nga dañ daan añ reer. dañ daan añ non dañ daan ndékki añ njoganal reer. léegi ndékki añ reer la. njoganal ñi ko fiy def bëreetuñu. 3 repas meew 3000 jëm kaw lay jar. il faut qu'on arrête bu fekkee xale buy lekk normalement 3 jours la koy lekk. 3 jours tu vois donc normal. est-ce que ñëpp am nañ moyen boobu. xale famille jigéen ñi ñu ngi nampal de. c'est un fait. jigéen ñi ñu ngi nampal de. c'est un fait. xam nga tey benn mot benn phénomène su amee. da ngay xool lan da ngay xool source yëpp lan moo koy sabab. mbirum nampal bi daf ci bokk. leneen feneen. waa kay leneen li xam nga lan la gars yi dañu amatul jot. léegi da nga wax benn affaire bu ma d'accord pauvreté taxul kenn bañ a yaru. ñàkk gis nañ fi ñu fi yaru tey doomu borom daraja yi ñoo fi gën a yàqu. tey lu ñuy tere ci dëkk bi ñoo ciy jiitu bu dee bon exemple la ñuy joxe. doo leen ci gis ñu ngi ci leneen. parce que jàpp na ni xaalis mooy yar. sa doom da ngay ñëw
di ko manipuler ak xaalis yaakaar ni moo koy yar deuxièmement gars yi amatuñu jot ndax la ndax internet bi jàpp na ni Facebook wala YouTube wala Google mën na compléter vide bi wala mën na compléter manque bi wala mën na compléter ñoom seen ñàkk jot da ngay gis xale day judd rek ñu yëkkati tablette jox ko yëkkati téléphone jox ko muy choisir la ko neex mu ko ciy seetaan et la ko neex noonu mu ko ciy seetaan c'est kii ñan ñoo nekk ci ginnaaw ba defar yooyu vidéo jox ko moom mu koy consommer. mais pauvreté man la pauvreté je contrôle bu fekkoon chaque parent mi ngi def noonu da ngay contrôler li sa doom di consommer internet lépp bonu ci. boo contrôler li sa doom di consommer mën na ko jëriñ nga moom mu noppalu yow nga noppalu mais gars yi toogatuñu pour waxtaan comme li ma la wax. ndab table à manger baax na trop. waaw waaye ba valeur yu bari ñu ngi ko perte ndax loolu. waaw gënul. bu ñu toogee ci bool di mën nga jubbanti sa doom ba moom mu xam nan lay toogee wala nan lay lemee tànkam waaw ñi ngi jàngal àdduna doom ci ndab defaral sa tànk waaw li nga soxla li dañ la koy daggal nga jox la ko doo ñëw fekk toog di ŋàppi sa tànk ni nii wala nga toog ndawal laa ngi nekk ci kanamu Sophie nga fekk ka fa mu ne tibb ko indi ko sa kanam ñun loolu sañuñu ko woon ñoo la daan daggal di la tegal ça se fait da nga daan lekk ba suur te da ngay toog ñu tegal la loo soxla nga ni maman dama bëgg nangam ñu daggal la ko tegal la ko sa kanam amoo fit ñëw ba ci kanamu Prospère jël fa la nekk ci kanamam teg ko sa kanam déedéet wala pauvreté bi muy wax sàqami pauvreté bi muy wax waxul pauvreté bi nga xam ne ay moyens la mais nit ku am benn néeg nga yor 8 gosses si kër gi heure sieste jot nga bëgg yow en tant que chef de famille nelaw naka ngay def ak xale yooyu si tu n'es pas un père responsable nga ne leen génn leen foy mais problème bi xam nga problème bi foofu fan laa koy situer tu ne peux pas avoir des moyens limités ba pare bëgg t'adonner tamit à des maternités yi nga xamante ni yow mënoo leen gérer nañ waxante dëgg rek nañ waxante dëgg nga yore benn néeg bëgg ci yore 10 gosses mais après tamit mais par rapport à éducation bi autour de bool bi. yaa ngi woon fu baax ci éducation autour bool bi. dem na ba sàq mi dem naa ba ci sàq mi xam nga lu tax. lu am importance laa leen di wax ci sàq mi te nit ñi ñu ngi koy négliger ci bool. ñëw ci sàq mi bi. xale day tibb sax rek warax bëgg tibbaat. nga ni ko du nii. sàqami prends le temps de sàqami. prends le temps de sàqami. parce que bu dul dara. yaa ngi koy jàngal patience. deuxièmement yaa ngi koy sauver ci santé. parce que machine bi nga xamante ni après mooy macérer alimentation bi. li ngay lekk mais day user à un moment donné. il faut mu jaar ci mâchoire bi appareil digestif bi il faut mu jaar ci mâchoire bi moom mu mën a compléter pour une bonne digestion. gis nañ fi ay xale yu bëri yi nga xamante ni ñi ngi am problème mu bañ. xale yu bëri ñi ngi hémorroïde xale yu bëri ñi ngi colopathie ñàkk yaru moo tax. dañuy war parce que bi ñuy toog ci bool bi amuñu ku leen wax ne leen nii la ñuy lekkee di jiiru xamuñu doy waar donc ñoom li seen xel nekk rek dañuy njëkkante dañuy bu amul ku leen gindi orienté leen ni leen defee ko nii nii moo baax dellu ci soo bool bu ñuy njëkkante moom mbaa ceeb ba doy na kon dellu naa ci soo non ñàkk yaru da koy def dellu naa ci soo maa ngi dellu ci soo nag ñàkk yaru da koy def ah papa yéen da ngeen daan soo ay kilo ngeen daan soo mais Sophie daan nañ dem ba toll jamono joo xam ne jiiro am na ñoo xam ne pauvreté ay ndeysaan sunu masaana teg ma caag ni doon leen naan yow doo ma caag dafa ëppal day fot day fot dafa ëppal day fot ku ëppal du ma caat yabooy mu taxaw mërëg bi wala yabooy tas bi wala kaatnet bi ñu teg macaat mi mu am na gune yoo xam ne soo leen bàyyee seetaan leen ñu lekkee seen sago rek yéen lu neex yëpp yéen a ko doon lekk yéen magi démb bi xale yi war est-ce que bu ñu toogee si autour de la table lay jox xóoñ rek ak ceeb lekk jën beeg ne me parle pas de la table non tu me parles du bool moom laa lay wax su ñu toogee autour du bool waaw xale yi bari am na loo xam ne sañu ñu leen ko jox pour ñu lekk dañuy toog rek jàpp ci ceeb bi rek yemal ci sa kanam ñu ngi lay daggal ci ndawal bi di la tegal di jox paa bi rek paa baay lekk yëpp yéen yu neex yi paa bi lañ ko daan tegal moom mooy lekk rek. tëll yi ngeen lekk yow soo toogee ak sëb doom nenu jën yi ngeen lekk doy ngeen waar sëb lu neex nenu jën yi moom nga koy tegal dégg nga ah bëti ngot yi moom nga koy lu xëttil tegal ko ah dégg nga biiru ngot yi yu nooy moom nga koy dagg di ko père Amidou Soumaré nee na noonu ndax yow mënoo toog di wax Hamidou la tudd Hamidou Soumaré Hamidou yàq ko musiba déedéet duma ko yekk dara ci rek je ne suis pas payé par Hamidou. Je suis payé par Bougane Gueye Dany, le groupe des médias. maa la wax li
yabaate. Ce qui nous intéresse c'est les sponsors. Les sponsors n'aiment que. su muy foofu. C'est les sponsors qui m'intéressent mais pas est Hamidou. intéressant kaay. waaw Hamidou ne m'intéresse pas. waaw. C'est pas votre métier Hamidou. dëgg du neex wuy ma. li nga ko tontu daf ma neex toogal amee naa la 10 000 francs ñaari junni ci tontu bi. Dieye Massamba ñuy waxtaanee lu am solo muy éducation. manque éducation sax mi ngi dem ba mag jóg taxaw nga ne ko toogal ci xale. waaw manque d'éducation. dëgg la nga yar sa baay. dëgg la. Hamidou Dieye ñëwal. Hamidou est en train de redresser son père. c'est pas normal. Diallo. Hamidou merci. may commencer d'abord ci féliciter leen ci thème bi parce que lu ñu fi mës a waxtaanee. jàpp naa ne bii moo jar a waxtaanee. ndax l'éducation de base effectivement est comme ni ko Sophie waxee le fondement. moi je dis même que c'est de là que la germination de tout le reste de la vie est faite. N'est-ce pas? donc ma leen ciy féliciter bu baax pour avoir choisi et effectivement valider ce thème là. ñu ne l'éducation à bout de souffle. man damay wax ne l'éducation même est en apnée. L'éducation d'aujourd'hui est en apnée. te loolu nag ñun parents yi ñun sama bopp laa koy njëkkee dañ ci am part de responsabilité bu rëy ndax ñun ñii ñëpp toog ci table ji ku si nekk da ngay dégg mu ne ñun sañuñu woon lii. donc am na lu ñu defoon ci yow ba sañoo ko woon. ñun suñ ko defalee suñuy doom on a échoué. et foofu la défi bi nekk ñun suñu bopp dañu war a am remords. c'est-à-dire j'ai comme l'impression que ñun parents wu tey on a laissé les enfants à eux-mêmes. et c'est pas notre rôle. nous aurons une maanaam li ma bëgg a wax mooy. bu ñu demee yombal xiyaam yàlla di laaj noo sàmmee woon. ñun ñii tey ñoo fay yàgg ñun. les parents d'aujourd'hui. waaw les parents d'aujourd'hui ñoo fa yàgg. mag ñi ñoom seen jaan wàcc na. ba ñun ñii. mën nañoo comme ni ko benn waxee. soo mësaan bu la mësaan gis la heure sieste. ci koñ bi ku daan wañaar sa nopp. dëkk à côté. ah. ki dëkk à côté. wala maire bi. waaw paa bi moom xëy na dem. waaw am na lu tax ma laaj la boobu question. léegi su fekkente ne gune gi lu ko neex def ndax ndeyam baayam ñemewu ko nag. waaw loolu beneen débat la. mais am na. si évidemment. am na ay maire yoo xam ne libéré wuñu seen i doom ak seen baay. waaw mais père bàyyil pros moo introduire ci introduction rek la nekk. d'accord pour confirmer ce que tu dis. waaw bu bàyyi mësaan jàpp ci loxoy doom bu të sax jëm daara yaayee jooy langaamu ci kawam. waaw pour confirmer ce que tu dis. mais waxewu ma foofu man. man sunu part de responsabilité laay waxee. am na te ñun dañu war a gën a tiit. li tax ñu war a gën a tiit ci éducation wu tey. non seulement dañu yor parce que bu ñu tiitul sax pour xale yi tiit ñun bu ëllëgee bu ñu laajee nan ngeen yoree woon ndax loolu bokk na ci li ñu mën a guddeel ñun yombal xiyam. je m'explique éducation wu tey dañuy wax à bout de souffle man dama wax ne l'éducation est en apnée maanaam dafa noyyeetul. waxtuma la ak bout de souffle pour ne pas dire en agonie c'est trop dire peut-être. ouais. li tax loolu mooy. yar tey la gën a nekk défi parce que bu njëkk da nga daan yar ñu di la yarle comme ni ko Benoît waxee. yaay ngi ci kër gi di yar baay bu ñëwee yaay def compte rendu mu arrondir les angles. yaa ngi dégg am na ñoo xam ne sax yaay dimbale bu ko sam papa yëg mun laa su beneen yoon naa la boole mu ne waaw. léegi nag paay day xëy dem yaay xëy dem les enfants sont laissés à eux-mêmes ndax àdduna dox na tey ba ñu gëmloo jigéen. ne ko da nga war a jóg dem wuti comme tout le monde bul toogati di xaar góor ci dara il faut nag ñu assumer suñuy responsabilité parce que loo gis ci àdduna dafa am des côtés fastes ak des côtés néfastes même le développement moom la dëkk yëpp di inspiré wu mais le développement a ses inconvénients comme la pauvreté a ses inconvénients boo demee tey États-Unis dafa nekk ci criminalité kenn xamul nu mu toll barki dem ba gis nañ ko Russie xale bu ndaw bu am 18 ans dugg ci école roose tatatatatatat parce que tout simplement il a été sanctionné sur une matière boo xam ne dafa absenté woon pour wan la rek ne la affaire bi du ci man gisuma ko ci angle boobu angle bi ma koy gisee mooy nañu am courage yu assumer sunu jamono ndax bu njëkk bàyyi daraan xëy dem yaay na ci kër gi di arrondir les angles yaa ngi dégg ba xale yi sax xam ne luñ fi def kat bàyyi nekku fi yaay dañuy boole tey àdduna dox na bañ na jigéen looy def ci kër gi xëyal nga dem wuti comme tout le monde dégg naa sax ci plateau bi ne bu mu la na la jaral sax ku la ko nar a aaye nga bàyyi dem sa yoon. Benoît moo ko wax. bu leer. d'accord. xaar mais ma tuuti rek ma yeggali ma yeggali. donc ce qui fait que
comme ni ma wax on a laissé les enfants à eux-mêmes bàyyi yaratul ndax bu xëyee dem yaay mi ko si doon jàppale day xëy dem moom it nga donc xale bi lan moo ko desee mooy yeneen ñaar mooy koñ bi te léegi ku dóor sa doom nga defanteeg moom 4e bi mooy école on n'enseigne plus par passion on enseigne parce que effectivement on veut dañuy écouter jàng sax def bénévolat wala def concours rapidement pour nekk enseignant pour am loo jàppale sa waa kër. pros doguma la maa ngi jégalu bu baax a baax mais point yi nga laal yëpp muy yaay ji di papa ji di enseignant bi di keneen tonton Cheikh dafa poser benn question bu am importance est-ce que xale yi tonton Cheikh kay ñoom ay ñi ngi gis ci magi tey modèle c'est-à-dire ñi nga lim ñoo ñëpp muy yaay di papa di professeur di keneen ak keneen est-ce que xale yi ñu ngi leen di xoolee bëtu modèle naw leen ci seen ay jëf naw leen ci ay seen ay wax ba mën a roy ci ñoom ba ñoom lu ñu wax ñoom ñu jëfee ko parce que c'est très important ki nga nawloowul mënu laa éduquer bu fekkee Prospère jikkoom neexu la su la nee ne fume pas te jikko Prospère franchement xam nga ko da nga naan kii daf maa moom yaruwul di yaraate est-ce que loolu aussi ñu ngi ci bàyyi xel que ça soit les grandes personnes comme Père Mbaye Ngoné ak ñun les jeunes parents loolu laa wax sànq sama introduction c'est-à-dire mag ñu njëkk ña très sincèrement ñun gëm naa ne ay modèle lañu woon ci ñun moo tax ñun ñu mën a toog ci plateau di tiitaroo ne man kat sañu ma woon lii démb man sañu ma woon lii man ko non loolu la mag yi foog mais est-ce que xale yi jàppee nañ leen ay modèle xale yan si xale yi tey ñun lañu war a jàppee modèle waaw mais jàpp moom laa lay wax nii non ñun la ñu war a ak ñun la ñu jàpp c'est une grande différence maanaam ci suñu expression ndax xale tey nawloo nañ leen déedéet ba déggoo moo tax may la moo tax may la non d'accord moo tax ma ne déggoo ma ne on a laissé les enfants à eux-mêmes parce que ñun suñu bopp déggoo ma ne ñun yombal xiyaam nu ñu sàmmee woon moo ñu fa yàggal ñun ñi pour ñàkk nekk modèle foofu laa waxee sànq mais dafa am encore une fois li ma wax ne loo xam ne moo ñu gën a war a inquiéter moo di yar tey la gën a nekk défi pourquoi ñëpp brossé nañ ko école ba moo doon dimbali parents école socle la ci éducation socle la école moo doon dimbali parents ma wax la ne la bu njëkk nit da daan enseigner par passion su la état fayee 50 000 francs par mois sax ça te fait plaisir parce que tu aimes enseigner léegi on enseigne par nécessité moo tax boo amee salaire 300 000 sax bu subaa nga ne an samay indemnité par défaut je n'ai rien contre les étudiants mais li tax ñun parents ñu war a tiit hormis que sax xëy na nekkatuñu modèle pour suñuy doom mais li tax ñu war a tiit parce que c'est trop facile aussi c'est trop facile de jeter effectivement parce que xale moomin la xale xamul dara garab boo ko jëmbatee boo bëggee mu jàdd boo bëggee mu jub xocc dafa am na koy dimbale pour mu jub yaa ngi dégg mais dama wax ne man en tant que parent su ma xëyee wuti naa sama jabar su ma taalee sama oto mu taal sama topp sama ginnaaw parce que dañ toll ci jamonoy wuti jabar foofu laa la bëggoon laaj benn question paa yu njëkk yeeg maire yi pourtant maire yi am na ñu daan xëy dem liggéey paa bi xëy dem c'était infime benn non pas xaaral maa ngi ñëw non c'est-à-dire c'était infime. Tu m'as parlé l'autre jour parce que comme waxoon nga ma ne am nga benn comité de sondage war nga mën a xam ne. waaw day sondé tey la jigéen gën a liggéey que démb. borom carte soos yi sondage la si gën a moom moo taxaw fii ci kat ay négal. dangay bañ ma wax li nga waxoon. lan laa wax man lu ma wax maa ko wax. yow yaa ko wax. borom carte soos yi fàttali ko carte soos yi ba pare. non carte soos yi kooku moom maa la day taali maanaam di denc aw ñam juróom-ñetti fan ci ab frigo di ko tàngal di lekk man ñaanuma yàlla loolu. mais moom moo taxaw mi ngi nii de. nee na enseignant bu ci dóor sama doom. billaahi waxuloo ko. maa ko wax. waxuloo loolu. maa ko wax. enseignant bu dóor sama doom ma digaale ko ak yow. moo taxit waaw mais attention Benoît. non je. barke borom Touba dina yàq réew mi dama ne barke borom Touba dina yàq réew mi. dóor bu nekkee xale bu muy miir. kii dina yàq réew mi. man de ay dóoru ma. fii la dëkkoon ci Kaap moom ñoom Badou Gueye mi ngi nii. ñoom Badou Gueye mu ndaw. doon koo dóor ba mu tëdd. doo fàtte tur bi madame Seck. madame Seck nii la ma daan def loo may kii muy doon ci règle bi sentaan école bi. waaw continuer ma wax ne man tey école moo dëkk de doo ko yàq de. fi nga xam ne moo waroon nekk. doo ko yàq de. situation boo xam ne. papa xëy na dem sànq comme maa ngi koy wax benn. ñëpp d'accord nañ ci ne d'ailleurs loolu sax lu ñu xeex la. jigéen ñi liggéey tey bokkul ak pourcentage bi daan liggéey démb. donc yaaya gënoon présente ci biir kër. yaa ngi dégg donc tey jii man ma nekk parent xëy naa wuti sama jabar topp na sama ginnaaw àddunaa ko poussé ba ñu yegg foofu je n'ai rien contre ça àddunaa dox ba yegg foofu mais bu àdduna doxee ba yóbbu ñu foofu dañuy am courage nag assumer ñun fi ñu àdduna yóbbu
mooy bàyyi xëy dem yaay xëy dem ñu bàyyi jànq xale mu wañ plus grave encore ñu dem àdduna dox ba xale yooyu nga xam ne tey jii dañu jàpp ne kat yaay amatul jot bàyyi amatul jot école la ñu mën ci dimbale ñuy dégg ne ñu nga fay commencer bëgg introduire loo xam ne dañuy jàngal xale à bas âge nu ñuy sëyee. waaw. l'éducation est devenue effectivement une situation boo xam ne képp ku am doom da lay tiital. parce que lu ñuy inculquer la xëy na ñi ñu koy imposer ñoo ñu ëpp doole. parce que war nañu jàpp ne. xale kat li ñu bëgg mooy. nit dundee sexualité am. je donne tous un exemple. nit dundee sexualité am comme ni mu ko sentiré. li ci gën nag mooy jàngal ko xale bi ba muy nekk tout tànk nga xam ne su màggee du nekk problème. parce que foofu lañ toll ñun. même su fekkee ne pour le moment sax am na lu ko baare ñun ñii parents ñun. am ay doom ñu dugg entre 2 3 4 5 jëm 13 ans foofu la ñu jëm d'ici 10 ans on ne sait pas ban façon éducation la ñuy inculquer suñuy doom. doguma la l'éducation sexuelle mi ngi fi woon depuis temps ñoom papa. sauf que dañuy wax ne nañu rejeté bu tubaab bi jël bu ñoom papa góor da ngeen ko wax gént jigéen nga naan taxaw kii loolu éducation sexuelle la pour xam jigéen bu góor eggee kii mais du benn Sophie waaw loolu laa moo tax ma ni ñu delloo ko daanelee damay jël ñu jéem a jël bu ñoom papa boobu ndax xale yi boo leen jàngalul ñu jéem a jël bu ñoom papa baax na mais ñi ñuy imposé def ko nu mu la neexee ak noo ko sentiré ñoo ëpp doole ñoom papa foofu laay waxee man non xa may ma tuuti père ma ñëw ndax ñun doon daan kaani ak di lakk ak di yeew sa mbuñu ko di yeew sa mbuñu ko di yeew la kaani beeg lakk bi wax dama ne doon la daan kaani xam ne dégg ak di jàpp sa mbuñu ko di ko yeew ak di ko yeew xiim mais vous étiez agressif mais yéen violence bi déedéet du agressif non man je précise que waxuma loolu de man yarut kii ni man ay kaani ay toj yi à la place de li ngay wax yow li ngay à la place de li ngay wax ba xale du am fitu xelam nekk ci yenn yi tey lan moo ko remplacer une situation qui permet à une jeune fille dugg ne moom dafa bëgg ñu defal ko planification bien que sax amul jëkkër mais tey am na ci droit et comme fay fekk moom amul droit bañ ko parce que dafa prêter serment effectivement pour que bu dugg see mu assister ko à 12 13 14 15 ans d'accord là où effectivement yéen am na système bu ngeen da def boo xam ne moyen de dissuasion la wallahi yaa ngi dégg mais l'éducation c'est avant tout ça faut que les parents se réveillent s'il vous plaît on s'entend plus am na ñoo xam ne dañ leen daan ëmbal déggoo li ma wax benn on parle de comme tu l'as si bien dit on parle de pourcentage daan na jafe laa wax pour nga tey jii li ngay jafe seen nëpp la aayoon déedéet daan na jafe pour nga gis ko nit daan na ko def sax daal di sol aw dàllam génn am réew dem papa seen temps nag loolu amul woon ay amoon na xoolal s'il vous plaît ay yàqataan ay xale bu jël lor yàqataan depuis que le monde est monde jusqu'à présent y a des sexes fous y a des sexes fous am na ñoo xam ne am bën rek fu mu amee ñoo jox la nga daanele am na ñoo xam ne xamuñu bi baax na wala na am bën su amee bën rek ñoom xamee wunu bu góor bi ak bu jigéen ay ca papa waaw kooku sexe fou la waaw day am sexe fou koo xam ne xamul fu mu koy yem parce que des obsédés sexuels papa yaa ngi tàllal kaay toog da tàllal bala ay ca yeggale effectivement je rejoins d'accord naa benn oui ëmbal toujours mosu fay jóg mais c'est encore beaucoup plus grave bu xale bi def li muy def te du ëmb dëgg la waaw foofu loolu mooy danger wu planning familial à 12 13 14 15 ans. Prospère depuis tout à l'heure di ngi gis ne yaa ngi indexé li nga xam ne mooy système bi on va dire en général mais man fi ma bëgg à chaque fois gis-gis ñuy teg suñu loxo c'est la famille c'est la maison parce que xale bi balaa muy génn parce que xale du judd rek génn ci biti xale bi balaa muy génn dafay am looy inculquer ci moom y a des enfants yoo xam ne ak nu mu mënti mel ak nu ñu mënti mel suñu demee école ils peuvent voir leurs amis en train de fumer, leurs amis en train d'insulter, leurs amis en train de faire du n'importe quoi. mais duñ ci mës a dugg. parce que éducation de base bi ñu ànd la seen kër. surtout bu ñu amee ay taaw seen i kër ñuy topp seen i ginnaaw wala seen i ay yaay am nu ñu leen yare. c'est-à-dire ce sont pas ces enfants là qui vont dem ci centre ado yooyu wala ñuy dem ci hôpitaux yi wala centre de santé yi pour ñu defar leen planning familial bi ngay insinué depuis tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi. Donc l'éducation de base. man foofu laay waxee. je suis d'accord autre chose. je suis d'accord avec toi dégguloo sama introduction. si je t'ai très bien entendu. papa da daan xëy dem yaay dimbali ko ci kër gi. yaay moomu ngay wax toogatul ci kër gi. mais fii nii am na yaay buy dem liggéey papa di dem liggéey ñu inculquer valeurs yooyu seen i. ku leen koy inculquer. xanaa ñoom ñaar. amul seen jot. on ne dit pas ça. on fait semblant d'inculquer.
dina am faay. on fait semblant d'inculquer foofu la débat bi nekk nag. non xaaral je te pose une question. dina am faay. papa xaaral ça va être un peu personnel. oui mais non je pas de suis souci. désolée c'est-à-dire yow mi nga xam ne da ngay xëy di liggéey. waaw yow Prospère Dieye yaa fi toog joxe exemple sa doom bi la doon natt ci jaaro nopp. dem taf benn affaire bu weex. ci noppam. nga am noo defee ak moom mu bàyyi. c'est-à-dire yow mi xëy 8h. di wàcc 19h 20h. comment tu as fait pour inculquer cette éducation ba sa doom boo ko nee mu xam ne bëggoo lii. yaay moo ko comment tu as jàppale fait yow en tant que personne je parle pas de sa mère yow. xam nga yow li muy yaayam li muy ragalee na ko yaayam. te j'en suis sûre que ba muy taf yaayam mi ngi ci kër gi. mais teppiwu ko. mais ba nga ñëwee la ko teppi comment ça s'est passé ça. waaw comment ça s'est passé moom laa lay expliquer. xam nga dañu wax fii ne yar ñaar la. yow papa day ñëw mottali. mais yaay moo lay defal loo xam ne. yaay moo lay defal loo xam ne yow sa baat day am impact. d'accord parce que déjà yaay ci boppam. moo lay xamal yow dëkk ci sa nopp bu sa papa ñëwee tey nga dee. waaw mais pros. loolu du yar koo xam ne da ngay xaar papa mu yar kooku du yar. li nga ko ne yow sa jaaro bi ba mu xam lu tax. mais pros yow yaa def loolu si xale bi yow la. yaay base bi. yow yaay base bi. non Ben dinaa ñëwaat ci yow. on va je vais te laisser réfléchir 2 secondes. maa ngi dem ci suñu ñëw. parce que lii jar na réflexion. ñëwal maa ngi dem ci téléspectateur yi ne ko man naa ko def. papa man waxuma ak yow fi mu ne. waaw man maa wax. so xam nga lu tax ma wax toujours que c'est le père. je te donne un exemple encore beaucoup plus personnel. il allait travailler heure de descente bu jotee midi day woote bureau. car benn par benn. la ñuy jot pour xool ndax wàcc nga. day am sa emploi du temps à l'école. day am sa emploi du temps. heure pause bu jotee soo mu woote. yow xam nga ne midi 30 sa papa day woote tu es à la maison muy benn. sam papa bu ne la je vais te chicoter à 20h nga gedd reer nga ne da nga tëddi. parce que dañ la dig chicote. wallahi bu wàccee. dalay lee ci nelaw. chicoté la na mu la ko digee. nga continuer nelaw. merci beaucoup dañuy jël père papa maa ngi intellectuel. non Il me parle d'un père intellectuel. Moi je te parle d'un père qui habite entre le Kayor et le Bawol, entre le Sine et le Saloum. Je te parle d'un père analphabète. merci beaucoup père jërëjëf. Je te parle d'un père analphabète. foofu am nga dara. Mais toi tu me parles d'un père intellectuel. yaa fi taxaw ne sa papa lim la wan. laa ilaaha illallaah su ma sumee koo nga jooy. wan daa am intellectuel ak Kayor ak s'il te plaît 88 papa yar 89 90. ñoom dañoo mënoon yar sama nijaay Serigne. daaw doon Kayor s'il te plaît. sama nijaay Serigne Bambey ñëpp ci moom nanu defaroo. papa maa ngi ñëw ci téléspectateurs yi léegi s'il vous plaît wàccee leen mu tuuti papa. waaw. suñu dégluwantee tuuti rek. d'accord noppi naa. heureusement ci plateau bi dañ fi am ñaari nit yoo xam ne. ay homme de tenue moo leen yar. super. c'est le cas de Alimata defal naa ko. léegi nag su leen defal naa ko rek defal naa ko ma ñëw dangay déglu ba pare yow tam. yaay wax nooy wax bu nekk dégg ci gën a neex. homme de tenue waaw déglu ma. wala ma noppi boobu ñu jël exemple ci père yi. non attends maa ngi ñëw Alimata